li ma bëgg a xam mooy yéen ñi jàpp ne du erreur ci lan ngeen expliquer ne dafa bokk ci benn stratégie dafa bokk ci benn lu ñu teg di ko dérouler pour jëmale xale yi foofu. waaw parce que li tax du erreur. mooy ku nekk gis na turu auteur bi sax dama ko fay auteuru texte bi. waaw ku nekk gis na ni ab américain la boo xam dafa am jëkkër. moom góor la. te am jëkkër. déjà kooku ba bindoon texte sax boo xam ni nekkul di promouvoir homosexualité waaye bind ko ci leneen sax. waruñu ko indi sunu doom yi. rawatina nag texte bi ni mu tëggoo bu dee sëñ Moustapha liir nga ko mooy day wane ni. góor jigéen dara nekku ci man mi xale bi di expliqué man mi nekk góor jigéen maanaam di ko expliqué anam bu favorable woo xam yow mii sax boo ko déggee da nga naan noonu lañ def waa France c'est pas parce que ay góor jigéen lañ ba ñuy nangu loolu wala Amérique mais c'est parce que dañ leen sensibiliser ba ñu yërëm góor jigéen ba ko defee bu góor jigéen tëbee pour seen droit yi di marché France yëpp ay wàcc ci l'objectif c'est quoi mooy def si bopp xale yooyu def examen en tout cas ñi ko ci jot a lire man ko traduire ñi dégg anglais l'objectif peut-être c'est def seen bopp ne góor jigéen dara nekku ci. ñaari objectif la. oui mooy texte bi boo ko liiree mu ngi wane ni yow mi nekk góor jigéen assumé ko. jaratul nga koy nëbb say parents. parce que du problème du honte. waaye tamit yow mi nga xam ni xamoo mbirum góor jigéen nga contre ko. mu tëggee ko façon boo xam boo ko liiree ba pare da nga ko war a yërëm nga jàppale kii. waaye beneen troisième objectif bi. mooy parent bi nga xam ne aussi ñu ngi ko koy adressé. adressé wuñ ko parent boobu rek de. parent Sénégal yëpp lañ ko adressé. pour woon leen ni boo amee góor jigéen ci sa doom. da nga ko war a jàppale. maanaam message bi c'est fait exprès c'est-à-dire ñoom du affaire ay Rufisque ak ay bag de. ñoom seen système mooy seen stratégie. mooy na nga def loo xam day def tapage. d'accord bu ko defee gars yi jóg. waa ànd sàmm jikko jóg ñoo ñëpp bu ñu jógee. bu ko defee. tapage boobu lañ ci bëgg ñoom tapage boobu da baax ci ñoom parce que day tax. xale yëpp dem yërndu mag ñëpp dem yërndu texte bi. mais mënuñ ci bañ a wax mais mënuñ ci bañ a wax. waaw loolu laa wax. oui ma ni bu ñu ko yërndoo. ñoom dañuy compter ci dem yërndu bi pour sensibiliser wala leen. yow dem nga yërndu ji waaye bind nañ ko façon boo xam jàpp nañ dañ lay sensibiliser moo tax ñu ba keroog ma ni leen. ay excuse doyul parce que ñoom seen stratégie mooy dañ la naan defal. Sénégalais dañoo sentimental. après boo xëblee ay bët. dooy ñu baal la. bu ko defee le message est déjà passé mais sanction foog mu am bu sanction amul. ma ne nga tari alxuraan tudd Serigne Diw ak Serigne Diw. c'est ça voilà daal di déglu waaw léegi nag sanction bu amul. mooy ñoom gagné nañ mais heureusement. population bi ils n'ont pas été dupes. dañu continuer ni nañ sanctionné. d'accord sanction bi nag. mooy système éducatif bii ñu tegal. ñu xoolal nga xam ni lépp pour góor jigéen la bu ñu ci comprendre rek bu ñu comprendre. après dina ñëw nan lañ ñagee système éducatif boobu sax pour éviter yu bari yu mel noonu di ci dugg dinañ ñëw léegi mais Richard même daanaka même question bi laa lay poser c'est-à-dire que man sama xam-xam bariwul mais dama naan su fekkee ne ñoom dañoo bëgg lobby yooyu ndaganal wala boog fexe ba góor jigéen nekk ci réew mi Sénégal yi accepté ko dañ koy def ci ab ci secret ci làqatu parce que wolof moo ne kuy yoot su sëqat mais boo ko defee ci sujet wu examen ak fi réew mi toll ak ñoom yuum ak ñoom dàmboo jeg yooyu nga xam ne lu xew ñu fëgg seen làmmiñ médias yi ñëw ça veut dire que ne yow yaa ngi yootatoo yaa ngi sëqat te boo sëqatee nit ñi ñëw ba c'est quoi finalement l'objectif man mënu comprendre ma en fait te xam naa ne ñiy seetaan également dañu am problème pour comprendre loolu ñu war a yoot di làqatu ñuy fësal ba nit ñi di ko waxtaanee. c'est de bonne guerre. c'est-à-dire que le monde est ainsi constitué que ni fi mu nekk. dafa mel na espèce su ring box la où il y a deux personnes le diable et le bon Dieu. ku new ci bii na ca bee rek. waaw c'est-à-dire que configuration boobu moo am. le diable et le bon Dieu. c'est une guerre qui a commencé depuis le commencement du monde et qui va se terminer avec la fin du monde. ñu teg nag ay livres yoo xam ni ay références la war a doon pour que nit ñi appuyer ci mu nekk parchemin ak viatique war leen jàppale. parce que ça va pas être facile. mu am ay personnes yoo xam ni kilifa lañu ñii kilifa diine ñii kilifa aada ñii kilifa addina ñu war a ñoom ñëpp ku ci nekk jouer say partition. je crois que ni fi nekk moo tax may wax ni c'est de bonne guerre du lu bees. le fond du problème nag moo di ils vont jamais s'arrêter. et ils vont jamais s'arrêter et ils vont utiliser toutes les voies et moyens yi nga xam ne moom la ñu am. parce que addina bi dafa xaw compliqué dans la mesure où ñaari lobby fondamentaux ñoo ko yore. te ngànk ko moo di góor jigéen ak franc-maçon. ñoo ëpp xaalis ci addina bi ñoom la nit ñi soxla ñooy joxe ay ordres yi moo fi indi tey ji nouveau droit ak nouvel ordre mondial. c'est des choses yoo xam ne c'est du domaine du flou parce que lu nekk mën nañ ko ci dugal
moo indi tey jii par exemple le concept de genre nga dugg ba génn ñu lay xamal ni góor ak jigéen la ñu trouver la une voie intermédiaire koo xam ne nekkul góor nekkul jigéen wala bu ko neex tama ñaari boor le sujet c'est fait exprès gis nga génne ko pour que je veux dire Elie may ma continuer Moustapha c'est pas du hasard nee naa la sànq hasard amu ci donc ils font leur calcul ils programment ils ont leur stratégie ils ont leur astuce ay buur démb dañ daan fonctionner xam nga lan ay sonde wax na ko sànq c'est-à-dire on les appelait des bulles da ngay sànni benn affaire loolu ba bu léegi Moustapha jëlee nga xam ni baax na ñu continuer bu jëlul ñu delluwaat gannaaw toog mais ñii dañu nekk ci ay stratégie bi Adama duy wax li xam nga lan la tudd moo di fi nekk c'est presque un appel à compassion waaw dawal leen yërmande yàlla dafa teg ay sartam il faut pas qu'on le prenne pour un gadget wala di ci fo ak def ko fowukaay c'est aussi simple que ça sànq juñu naa ko nee naa leen fi nekk bu neexoon góor bu ko neexoon mu def góor jigéen def jigéen góor dama koy faral di expliquer di wax ni fi nekk bu may yàpp ay xale yu jigéen dama leen di wax ni fi nekk bu neexoon suñu borom mu def la góor nga labati ñu may la jabar dañ la def jigéen da nga war répondre d'un nom du affaire u jaamu ni soumission ni quoi que ce soit tu dois à la limite participer et être en compagnonnage avec quelqu'un di répondre de son nom mu am ay chartes yoo xam définir nañ ko c'est aussi simple que ça le fond du problème moo di nit ñi ñoo bëgg indi mais ñii duñu arrêter jamais c'est-à-dire que fi mu nekk ba léegi problème souveraineté mooy posé waat encore buñ dugalee sujet bu mel noonu su fekkee ne c'est une stratégie bien élaborée ay borom xel ñoo ko def donc ñoom waroon nañoo sóoraale ne dana am débat que dina créer benn tollé boobu da nga yaakaar ne ñoom ñoo ko bëgg. mais ils l'ont cherché c'est à bon donc escient. nous on est tombé dans le piège. Mais on n'arrêtera jamais de tomber dans le piège, on n'arrêtera jamais aussi d'être en devoir de résistance. C'est-à-dire que c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que problème bi yëpp mooy ils ne doivent jamais s'arrêter parce que dañu am seen objectif yu clair objectif yu défini ils ont envie à la limite de régir le monde di ci fo di ci def lu leen neex et cetera gu mel noonu ak yooyu le malheur moo di c'est toujours le problème de la souveraineté de nos États qui est posé. affaire dama juum yooyu amul. Parce que benn chose am na moo di avant qu'on en arrive au sujet définitif que tous les Sénégalais se partagent dafa am pencoo dafa am ay yoon yu muy jaar dafa am ay sas yu muy dugg di ci génn et cetera gu mel noonu ak yooyu on ne peut pas être dans la légèreté à ce point moi je n'accepte pas ça. c'est inacceptable alors élection dafa am loo xam ne également démb gis naa ñu bari di ko laaj bi ñuy def émission fii te bari na Sénégalais yu koy laaj mooy professeur bi nga xam ne moo joxe sujet bi muy jéggalu ci lim daf ne erreur la mais yemul foofu daf ci yokk ne sujet bi c'était dans le circuit depuis 2012 ou 2013 alors donc ça fait pratiquement 10 ans que sujet boobu ma nga fa le problème bi ñëpp di laaj ci élagement yum mooy finalement qui a mis le sujet dans le circuit parce que ñun fii ñu toog nii su fekkoon ne benn bouteille dafay disparaître dañuy xool ñun ñii fi ne ñu ne kan moo fi jëlee bouteille bi donc su fi leneen duggee également dañuy xool kan moo ko fi dugal sujet boobu lan moo ko dugal ci circuit bi voilà donc xam nga tey damay fàttali benn citation bu am solo boo xam ne ki ko waxoon moom mooy Nelson Mandela mu ne education is the most powerful weapon which you can use to change the world. pour bàyyi Zale mi déggul anglais. donc boo koy tekki xam nga mooy lan. mu ne tey boo bëggee soppi àddina bi. yoon wi gën a gaaw ngànnaay bi gën a mën a soppi am réew moom mooy jàng ak jàngale. xam nga boo xoolee image yi ñu doon wane sànq. ñu wane président de la république mook Barack Obama kon ñoom dañu jéem a jaar ci diplomatie loolu diplomatie la. diplomatie bi doxul parce que réew ak réew xam nañ ne fii mu ngi nii image baa ngi nii xam nañ ne fii ñun am na fu ñu teg suñu tànk. kon bi ñu jéemee diplomatie ba xam ne lii du dem si lañ ne nag léegi nag ay la yëwén nañu dem nag seeti li nga xam ne nii Mandela waxoon na ko maanaam njàng ak jàngale moom maanaam bu ñu mooñee xale bi. ci ndaw mu màgg ak notion wu góor jigéen bu boobaa moom kon ñoom. seen mission wàcc na sotti l'école c'est le maillon faible. moom la loolu la ñuy def ni moo tax tey pour nga comprendre day sujet bi. rapidement xam nga defoon nañ rappel historique. mais dañuy ne ren du fi lu bees. parce que boo xoolee le 20. le 21 le 22 fële ci Saly lan lañ def ñu organiser foofu benn séminaire. au mois de décembre. séminaire bi rek bu ñu la doon liiral les termes de référence laay wax
xam nga tey booy def séminaire da ngay def li ñuy wax les TDR maanaam nga ne lan la ñu namm ñun ci activité bi ñoom ñu dem ñu bind ne atelier boobu ñu defoon ci Saly ñu ne la revue de l'analyse du niveau d'intégration de l'éducation de la santé sexuelle donc et objectif bi donc mooy ñoom atelier wu Saly bi li ñu ci namoon mooy dañuy xool tolluwaayu éducation sexuelle ci biir système bi est-ce que dugal nañ ko carrément ci programme yi loolu lañ doon saytu ñoom pour xam ndax ñun ñaa ngi koy jàngale bu baax kon kii lim la wax mbuub ça veut dire tàmbali bi du tey dama ne la xeex ngóor jigéen mook li tubaab di wax arrêter la mère par ses bras benn la parce que ñun biñ ñu duggee suñu biir dafa yàgg du tey nga ñëwaat ci biir objectif yooyu ñu ne atelier wu Saly bi ñu ne objectif yi la ñuy wax déglul de ñu ne d'abord dañuy jaar ci li ñuy wax promotion de l'égalité filles et garçons xam nga fa la ñu naxe tey école dafa am benn projet pour ñi ko yëgul moo fàttali leen ko projet bu tudd égalité filles garçons ak ñun su suñu réew mii te projet baa ngi dox ministère de l'éducation nationale mu ngi fii ñu koy piloter di ko coordonner ba pare mu nekk ci biir école ñu tuddee ko égalité filles garçons mais égalité filles garçons bu ñu ko nangoo kon lan moo ci des kon kay ñun nangu nañ tey li ñuy wax effectivement dañ koy yombalal LGBT parce que en fait bu ñu nee égalité filles garçons kon kay amatul différence kon filles garçons am na ak la ca diggante ba. mais le problème mooy élagement bu ñu waxee égalité filles garçons rek yem ci. waaw ñi seenum xel gàtt comme man dañ naan mais loolu lu baax la. parce que jigéen ñi war nañu am ay droits. mais xam nga ñun tamit dafa am nag loolu nag moom mooy erreur bi. parce que ñii xalaata noonu. effectivement ñun école bi ñu jaar. te ñun ñii ñooy acteurs yi dama koy nangu. mais moo tàggat nit ñi ba gis nga ñu ne maa ngi koy wax nii nga ne ma. xel da koy nangu xel mënu ko nangu bu dee dañu teg islam. parce que tey boo tegee islam maanaam ñoom ni ñu koy jàngalee ñii nii mooy dañuy ne égalité filles garçons école bi bu jigéen ñi balee tey suba góor ñooy bale waaw bu jigéen ñi raxasee douze tey suba góor ñooy raxas douze waaw léegi xale bi nga mooñee ak loolu mu dem ba màgg boo ko ne am na différence entre góor ak jigéen du ko gis soo ko ne nit ki tamit redéfinition du concept de genre mooy nit ki mën na toog ba si yàgg yéeg si boppam ne ay la yooyu awra jigéen la yor mais sentir na ne moom daal góor la ñu nangul ko ne góor la mub sax li mu doon wax sànq ñu ngi koy tabaxaale xale yi depuis benn programme bu nekk élémentaire bu ñu tuddee vivre ensemble vivre ensemble kon jàngal nit ñi ne kenn daal bu mu bañ kenn nangul nit ki si ñu accepter autrui alors nga ñëw si atelier bi ñu ne la kon seen objectif ñoom mooy dañuy définir le niveau de prise en charge de l'éducation sexuelle ba pare xool nu ñu koy dugalee ci curricula yi maanaam programme yi ba pare tàggat ci tamit jàngalekat yi kon loolu yëpp boo ko dëxañee moom moo indi tey d'abord atelier boobu warul woon am Sénégal atelier bi mooy buntu bu gand bi léegi nag buntu boobu bu ñu ko tijjee Sénégal dina am yeneen mbir yu xew comme tey sujet boobu sujet bi nag li nga wax dafa leer da nga ne nu mu def ba dugg ci système bi mais banque de données boobu moom mu wax ki wax loolu maanaam ki joxe sujet bi ki ko propose dafay am banque de données bu muy am banque de données bi déjà bu nekkee ne sujet bi mu ngi joxe na ko moom 2012 déjà je précise 2012 mooy kon mu ngi ci biir système éducatif bi depuis longtemps depuis 2012 te gars yi même mën na bañ a ne sax parce que en fait ki bind texte bi mu ngi tudd Armistice Maupin c'est un américain comme ni ko imam doon waxee américain yi boo xoolee texte boobu moom mu ngi juddu 1944 kon xam nañ ñooñu juddu année boobu lan lañ fekkee fekk 1945 déjà la naissance de l'ONU 1990 mu bind texte boobu hasard amu ci alors texte bi boo duggee di ko lire lan lañ lay wax benn xale la boo xam ne bii moom dafa nekk ci yëngu ci mbiru ngóor jigéen bi mu demee ba nga xam ne ni màgg na ci ba yàgg si mu toog di ko nëbb ay waajuram ba si yàgg nag mu ne moom mënatu ko fi mu toll nii faaw mu tijjee ko wax yaayam ni mu demee kon mu bind ko bataaxal nga xool lu tax ñu choisir maanaam méthode boobu bataaxal ba pare mbindin mi dafay daw yaram boo koy liir li Adama doon wax sax waaw dafa yërëmtalu ba pare nag mu dem ba ci biir xale bi nag di kañ mbiru góor jigéen dem ba ci biir di wax ne moom et le fait que ñu tànn yaay waaw au lieu de papa voilà ak xam nga yaay ak doom waay ni ñu jegee ñu dem ba ci biir nag xale bi di kañ mbiru góor jigéen wax na li mu wax yëpp de yaay na bon naa la lii vraiment loolu maa ko daan def maa ngi ciy jéggalu maa ngi tuub waaye nag dem ba ci biir mu ne waaye man de lii ma dugg nii ci laa gisee ngëneel ngaañ ñëw ci mu ne man ci laa gisee ngëneel
mu ne lii ma dugg nii de man sax moom moo tax ma xam lan mooy yërmande lan mooy baalaate tolérance di kañ mbiru góor jigéen kon texte boobu tey moom moromam yi tollu âge am te ñu def exprès xale bi maanaam niveau bi mu toll moo xale yi ñoo maase. Elhadji Malick Youm su ma déggee bu baax li nga expliqué tey jii mbir mi toll na foo xam ne. waaw mënuñu yem ci sanctionner kenn nit dañu war a enquêter pour xam texte bi. lu ko dugal ci circuit bi ak kan moo ko dugal jërëjëf nag. et kan moo ko bàyyi d'ailleurs boobu ba léegi. xam nga moo tax man may wax ne gis nga émission bu toll nii. dafa am solo diine ak jamono la ñu wax. bu ñu demee ba ñu jàpp ne alors jamono ji dafa na réeral diine ji. dañuy toog ñu tegaat mbir yi mu leer. kon tey bu ñu yem si wéy am na ku joxe sujet nañ ko déedéet émission bi day permettre ñu càmbar bu ñu càmbaree dañuy dem comme ni ñu ko defee sànq kon ñun li ñu war a njëkk a changé mooy que fii dafa laaj ñu tëggaat programme yi parce que méngoowul ak suñu aada ak suñu cosaan. dafay laaj nag ci biir loolu tamit tey ñi nga xam ne dañu nekk ci biir programme bi nekk ci biir système bi. te mu wóor ñu ne ñii toogaay wi ñu toog ñun dalul suñu xel parce que ñoom ñu ngi def promotion tey ay politique éducative yoo xam ne arrangé wuñu ñooñu nañ leen seppi ñoom ñëpp xàmmee leen mais sanction bi dafa war a dal parce que circuit bi ma leen wax sànq kooku buñ ko sanctionné saupoudrage lañ ko tuddee maanaam dañuy lëndëmal benn lampiste la ñuy benn lampiste la bu kii yoon déedéet du noonu de circuit bi nañ ko remonté tey ministre de l'éducation. je pose la question dafa parce am que responsabilité dans ça am na ay temps ñu ne am na benn professeur boo xam ne ci ay copiam xaw ma dañ ci gis un sujet parlant de Ousmane Sonko xaw ma. waaw ñu sanctionné ko dagg bopp yi. alors kii nii tey relevé nañ ko de ses fonctions. mais tey dama ne ministre de l'éducation bu ñu delloo ci wàllu même gestion étatique. président lenn rek lañ ko laaj benn compétence mooy gis-gis moom la ñuy wax vision. président décliné na vision am muy tudd le PSE. loolu sax. maanaam dama koy wan si wàllu njàngat. mais ñun dañuy saytu lépp boo demee si biir ñoom dañu ne axe 2 mooy dañu jàpp ne kon dafa war a am ñu transformation du capital humain loolu la ñu wax ñoom. te ay kàddu la rek yoo xam ne boo demee Sénégal bi amul. kon moomu ministre bi moom moo am la responsabilité. mu jëmmal gis-gis boobu tey jëmmalu ko. am nañu ne parce que wàcc na yoon. am nañu ne ministre bi en conseil des ministres par exemple mën na proposer ñu relever IA bi. xam nga fi mu toll nii mënoo di cibler comme ni ñu relevé. waaw ñu newoon ci camp pénal parce que booy jine dafa dawee. mais xam nga tamit nag man li ma gëmul Moustapha te dama koy wax. gis nga erreur bu toll nii su amee. tey bu doon yenn pays yu responsable dafa am le principe de l'imputabilité. maanaam tey dafa am. xam nga la responsabilité avant d'être collective yoo xam ne un accident de voiture. mais jeex na ministre démissionné te tamit ñun. tey amoon nañ séminaire bi. ñu wax ci bàyyeeguñ. ñu amaat tey kii kon lan la ñuy war a am suba dañu ne jamais 203. kon tey jot nañu remonter chaîne bi yépp vraiment pour dalal suñu xel. ñu remonter chaîne bi képp ku ci loxoom taxee ñu réglé ko. imam loolu moo ñu parce que waxtu bi ni mu ñuy dàqee dafa gaaw te waxtaan am na solo lool permettre ñu waxtaane ay concept Adama jot na ko évoqué sànq. yu ma si ñëw na ci égalité fille garçon. c'est des concepts yoo xam ne je dis souvent c'est des concepts sexy vendables. soo ko waxee nit koo xam ne da xelam ak sama ba sa tool facilement mu tombe ci loolu. concept genre est-ce que ci réew yooyu bi ñuy départ nekk fi ñu étape bi ñu toll ñun concept yooyu moo fa nekkoon égalité femme fille garçon genre ba ñu miin ko yaakaar ne lu baax la lu ñu war a mën a accepter la finalement nekk dafa am lu mu ëmboon. waaw xam nga bu ñu waxee sax égalité fille garçon wala égalité femme homme. mën na nekk lu ñu teg loo xam ne mën nañ ci naxee ki ñu bëgg a nax. waaye mën nañ ci joxe toor tamit. ki nga xam ne jàpp na ne loolu amut te bëgg ko teg ci diine. parce que diine mosul wax fenn ne góor ak jigéen yemuñu. lu diine waxu ko fenn. yemuñu mais égalité n'est pas identique. maanaam on est égal mais on n'est pas identique. absolument identicality bokkul ak égalité. c'est ça dëkk yi lay wax ne la góor ak jigéen ñoo war a yem ñoom ci seen bopp tey jii bu ñuy def basket est-ce que da ngay gis góor ñi ak jigéen ñi jaxasoo. bu ñuy def natation da ngay gis équipe góor équipe jigéen ñi est-ce que ñoom ñooy def seen doon est-ce que bolt mën nga ko booleeg beneen jigéen ci daw donc xam nañ ne égalité am na mais y a aussi identicalité bu ko defee c'est très important léeg-léeg nag aada wala joo xam ne sax xam nga sëriñ bi mi ngi koy junj léegi ba tudd sax ni góor bi jigéen bi mu demee ba sëyi bay jël sax santu kooku alors que jël santu kooku sax du l'islam parce que l'islam mooy ud'uuhum li abaa'ihim wa aqsatu inda allah fa in lam taalamu abaahum fa ixwaanukum fi din tubaab yi ñoom ñi joxul jigéen xaqam ñoo tax ñoo jox jigéen
santu jëkkëram. kon ñun ñuy xëccoo fii surtout ñu ne ci télé yi koo ci may jëkkër mu bàyyi sant baayam nekk sant. mais loolu du l'islam Diop mbaa Bey du l'islam pas du tout. du l'islam léegi nag foofu laay waxee ne. loolu gars yi dañ koy ngandal voilà léegi nag ñun bu ñu indee yu mel noonu ñun ak concept bi lu mu neex waaw bismillah égalité mais égalité du identité du nangam am na loo xam ne yàlla daf ko bindee góor ci nature profonde bokkul ak jigéen ni mu ko bindee mooy li John Gray doon wax ne góor ak jigéen women are from Venus men are from Mars women from Venus góor ak jigéen dañoo wutee ba mel ni ñaar ñu jóge ci planète yu bokkut te loolu l'islam moo ñu ko njëkk a jàngal moo tax yàlla ne walahunna mithlu alladi alayhinna bil ma'ruf mu ne jigéen ñi droit bi góor ñi am la ñu am mu ne nag waaye ci biir société bu ñuy tuddee sëy il faut mu am un directeur wala rijaali alayhinna daraja directeur boobu nag nga xam ne moom mooy góor tamit warul jàpp ne loolu privilège la parce que yilif sa jabar du privilège responsabilité la moo tax mu am yu mu àndal loolu nag bu fekkee ne que ñun dëgg-dëgg xam nañ suñu diine du ñu gaaw a nax xam nga ñu ngi wax sànq ci bi ñuy tëggaat àdduna bi organisation yi nga xam ne ñoo Nations Unies bi ñu ñëwee bi ñuy wax ne nit ñi dañ leen a jur ñoom ñëpp ñuy ay gor dañ leen a bind ñoom ñëpp ñuy ay gor waxuñ ku leen bind xuliqoo la ñu wax wala wulidu te loolu dañ ko sàccee ci Seydina Umar ibn Khattab Seydina Umar ibn Khattab moo waxoon ne atasta'biduna an-nas wa qad waladathum ummahatuhum ahrara ndax da ngeen di jaamloo nit ñi tey seen ndey yi jur leen ñuy gor baat boobu mi ngi ci déclaration droits de l'homme bu Nations Unies léegi nag kon Nations Unies balaa moo indi déclaration droits de l'homme ñun l'islam jàngal nañu ko ba pare tey jii mën ngaa wax ne déclaration droits de l'homme bi gën a âgé te ñu xam ko mu nekk luy dund tey mooy saxiifatul Madina saxiifa bi nga xam ne moom la yonent sallallahu alayhi wasallam moom ak yahud ak ñi amul diine Madina nekkoon ay signataire muy charte muy constitution bu Madina amul benn déclaration droits de l'homme boo xam ne nii nangam donc kon concept yooyu ak lu yu mën a ñëw ñun dañ koy jël mais jël ko ci loxoy l'islam jël ko ci loxoy diine jël ko ci suñu loxo imam Mouhamed Sakho que ni l'islam wala boog yeneen diine yëpp les religions révélées am nañ les moyens pour faire face à ces nouveaux concepts là ñuy jaay bien sûr looloo tax moo tax Seydi Hadji Malick damay d'accord ak moom ci li mu mujj a wax bañ a d'accord ak moom ci li mu njëkk a wax li mu njëkk a wax mooy di xeex fi mu ne ngóor jigéen mi ngi mel ni nga bëgg a téye dégg nga dox géej gi ak say loxo loolu boo ko waxee boo waxee loolu rek mooy yow nangu nga ma wax la xam nga duma la couper mais dama bëgg a wax que xeex buñ ñu duggee xam nga tey ñu ngi wax école mais Moustapha est-ce que seetlu ngeen lii xew ci koñ yi suñu koñ yi xam ngeen ne ngóor jigéen ba mu ngi fa law bu doy waar ci biir koñ yi bien sûr école dama la bëgg a wax suñu mbokk jigéen ñi nañ ma baal bokk nañ ci li koy gën a ma nga fa promouvoir ndax xew bu ñu am boole ko ci mais fi ma doon waxee tax aussi ñu ne yàcc ne yasa jamais xeex bu mën a nekk la te jafewut maanaam dina jafewut ci ci soobu ci bu dee sax yegg ci résultat bi ñu war a yegg mën naa jël temps mais temps bu mu war a jël waxtu bu mu war a jël daf ko jar te damaa foog ne suñu mbokk yi nga xam ne ànd nañu xalaat ba def dañuy wax ñaari mbir ne ñoom la ñuy laaj gouvernement bi mu def ko bu njëkk bi su ma juumul mooy ñu arrêté agenda bi nga xam ne moom la ñuy dérouler ci turu Sénégal te agenda boobu li yum di dénoncé ci la nekk agenda boobu sànq ñu ngi wax ne dañ ko doon nëbbu léegi yow ngay wax ne pourquoi ñu bëgg ñu feeñal ko bu fekkee dañuy nëbbu xam nga imam Bousiri dafay wax ne wa min shiddati dhuhuri xafaa'u mu ne kaaw teef nekk na ci taruk feeñ ak nëbbu lu feeñ ba mu ëpp rek nëbbu loolu yonentu mi ngi koy wax bi yonentu sallallahu alayhi wasallam di nëbbatu bañ fekk ko ci xuntu moom Seydina Aboubacar li ma bëgg a wax foofu mooy ñoom dañ daan nëbbatu mais yegg romb nañu paasu nëbbatu léegi yow bi nga xamee ne lii am na tey yaa ngi koy wax man maa ngi koy wax ñëpp ñu ngi koy xool au moins dañ am benn pourcentage bu nangu ne lii nii lu ñu war a xoolaat la au moins ñoom pourcentage boobu lu mu minime xeebuñu ko léegi nag li sëriñ bi wax ne ñun nañu fexe ba def pression te mën naa nekk te pression bi mi ngi njëkkee ci éveillé gi ñuy éveillé conscience yi bu fekkee ne lu député Mamadou Diallo wax ne bi mu nekkee assemblée ñu indil leen pour ñu war a voter xool na li ñu leen indil mu gis ne lii de dëppoowut ak mbaax dëppoowut ak diine
mu signalé ko. El Hadj Malick yu mi ngi ci école bi ñu indi lu mel noonu ci école bi. mu bañ mu signalé ko. dégg nga yow yaa ngi ci sa fii nii mënoon nga def beneen émission. yaa ngi dégg yéen waa Walfadjri ngeen choisir def ko. te fekk naa leen bi nga xamee ne ñu ngi def lii ngeen ñëw. bokk ci télévision yi nga xam dañ ko def direct pourtant am na ñu ko defut. donc foog naa ne ku nekk rek. na nga am benn responsabilité individuelle. boo xam ne nii war nga koo jëfandikoo pour lii mais responsabilité individuelle yi buñ ko boolewut du dem yadullahi ma al jamaati la yonentu wax yàlla loxoom mi ngi ànd ak mbooloo maanaam ñu am responsabilité collectif bi nga xam ne am nañ ko ëpp naa xeeb ndax boo demee ba mbir dëkk bi dama dégg Alaaji Ibrahima Niass radiallahu anhu wax benn wax bu mat bu am solo mu ne man de Sénégal jaaxal na ma dëkk boo xam ne lu matut fukki nit suñ dajee woon rek ñëpp nekk benn te mu mel ni mën na bëgg naa te loolu mooy lu matul fukki xalif généraux bu ñu dajee ci dara c'est intelligent de dire ça léegi nag tey jii nii suñu kilifa yooyu tey ni ñu pas bu njëkk bii ñu def ba gouvernement gis seen taxawaay foog naa ne ñoom nañ ñi gën a continuer di liggéey ak ñoom ngir ne li ñu bëgg ndax tamit lépp lu ñu leen di teg te xëy na ni ko ànd sàmm jikko yi defee bis buñ ko defoo toon ci arrêté agenda boobu exiger ñu revoir le contenu des enseignements bu ci xale fi impliqué day am dafay am parce que foog naa ne loolu yëpp defe naa ne mi ngi ci programme bi arrêté agenda bi mooy lan arrêté ko ci jàngale bi arrêté ko it ONU nga xam ne nga baal ma ñu ngi ñuy bi ñuy waxee ne ñun nañ def lii ñu bañ fukki kii ak ñeent yooyu pour ñu imposer ñu ko ñu ngi ñuy jaaree ci côté ay sanctions ci ay sanctions économiques ñu ngi jaaree ci wàllu suñuy projet Biden bi mu yéegee discours bi mu njëkk a def ak executive order bi mu njëkk a signé pour góor jigéen ñi la ba pare wax ne bépp réew boo xam ne taxaw nga pour bañ a sàmm seen i àq dinañ la sanctionné. est-ce que yaakaar nga ni Sénégal suñu société bi la population générale pare nañ pare goo xam ne tey quels que soient les projets yu fi Biden promettre wala beneen président wala même les organisations internationales jar ñeme nañoo sacrifier wala pare nañ ñu pour sacrifier gedd loolu xam naa ne garder suñu liberté wu criminalité foog naa ne romb nañu sax foofu waaye nag ndax mët nañu mat gu toll ni ñu xàmmee ne liñ ne moom la ñuy xeex ñu ngi koy xeex ndax tey jii sëñ Moustapha seetal ni ñuy soloo tey néew na nga gis jeune boo xam ne dina sol yére te fekk yére ba seerewul ba nga xam ne awram yëpp daanaka mi ngi ci biti mu ngi léegi nag loolu nga xam ne ni ci turu aar ci turu mode lobby góor jigéen ñi imposé nañ ko ba fi mu nekk ni góor ñi bu ñuy sol dootoo xam lan la ñuy niro léegi nag ñun le fait que ñu xam loolu nen na ko gouvernement arrêté warul yem rek ci wax ji warul yem rek ci manifestation mais dafa war a yem ci ay liggéey échanger ak ñoom dégg nga mu am tamit suivi bu nga xamee ne tamit loolu am na ba pare loolu mooy premier bi deuxième bi ñu criminaliser ko parce que homosexualité ak lu ñu la mën a wax délit la pour le moment fii au Sénégal kenn dépénaliser wut ko ak nag bépp tactique bu ñu wax ne ñoo ngi ko def ci constitution ba léegi constitution bi rien ne prouve que dindi nañ ko légaliser nañ ko donc moom ba léegi c'est pénal lu kii la nañ ko nag fexe ba suñu député yi nga xam ne ñu ëpp ci ñoom ñu gëm yàlla lañu dégg nga ñun tamit suñu société yi nga xam ne ñooy fal di folli ñu xam ñi ñuy fal xam ñu ñuy folli te tamit ñu taxaw alors Adama si concept yooyu nga xam ne ñëw na ci lu bari bari fa mu jóge ba léegi concept yi xam nga kenn du ñëw ne dañuy jàngal xale yi ñu accepter homosexualité mais dafa am luñ koy mbuub buñ koy solal concept yooyu jàngalekat yi ñoom kii baax na ñu xam ko mais baax na également Adama ñuy seetaan xam ko bu baax a baax waaw déjà dañuy féliciter askan wi bu baax ndax seen pression moo tax ñu sanctionné waa ji maanaam ñoom doon nañu am ndam bu fekkoon dafa balu ñu baal ko rek mu continuer fa mu jànge waaye population bi dañu appelé woon à manifester ce vendredi donc gis nañ ni population bi gobewuñu lool dañ leen koy bëgg a avaler loo mais ñoom dofuñu donc ci la ñu ni dañuy manifester ba ñu xamee ni yëf yi narul sedd ci la ñu ko dégommer ci lañ ko sanctionné kon ndam am na fa te nañuy def noonu donc ci wàllu concept bi aussi lii avantage la bu rëy parce que ñu ngi am nañ avancé bu rëy ci société bi fi mu toll nii ba ci débat bii rek wane na ni am nañu avancé bu rëy ndax avancé bu rëy bi mooy conscientisation bi léegi dafa jàll carrément ba mu jàllee depuis nag 2015 la commencé maanaam mariage wu ca Kaolack ñooñu doon marié ci la collectif non à l'homosexualité créé wu ba mu créé wu ñu def fi manifestation bu violente
ñu interdire ko ñu kii fa ba man mi téye nañ ma faak ñoom Abdou Karim Gueye xum xaar ak yooyu ñoom sëñ Babacar boobu ñëpp a ngi ci woon donc ci la ñu commencé góor jigéen yu bëri daw di génn dëkk bi de góor jigéen ñu bëree bëri exilé wu nañ ñun ba ñu ne xale dañuy fàttali ko ca xew yi da ngay gis góor jigéen di yaataayu mbéeg di ko organiser sax ñun ñëpp gis nañ ko waaye tey ji mënatul ne donc ndam am na fi mu nekk nii nañ gëm ni am nañ ndam mais dañoo bëgg achever ndam bi maanaam ñàkk ko li tax tey syndicalistes yi dugg enseignants yi yëpp dugg mooy nañ indi xalaat bi xam-xam bi bi ñuy ñàggee définitivement loolu moo waral tey ñu ni dañuy dem criminaliser ko ba ci article 18 bi nga xam ni moom moo code de la presse bi kooku Macky Sall moo ko dugal assemblée rek promulgué ko ñu ratifié ko ñu ni bu ñu tuddati mbirum góor jigéen maanaam émission bii ñuy def ni nañ bu ñu ko defati loolu ñu ngi ko def 2021 bii la ko Macky Sall mais est-ce que xam nga si lobby LGBT am na ñu ci bind sax di wax ne Walfadjri ak respecté wuñu RDV loi je pense respecté wuñ loi bi parce que dañuy invité ay homophobes